assalaamu aleykum tabaarakallahu ñi ngi dellu si waat di nuyu mbokk yu tedd yépp di leen ziyaara te di ñaan ngeen nangul nu sunu ziyaare ci yéen ñuy dellu si waat di sant yàlla moom mi nu may nu fekke may nu tal ko waaye dellu si waat di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu di yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe nangul nu sunu teggin nangul nu sunu tarbiya ci barkeem fa tabarakallahu ñu dellu si waat tey rekk ci waxtaanu guddi aljumay bi pour indi suivi ci waxtaan bi nga xam ni moom lañu passé woon ci guddi aljuma ji jàll te muy liñ leen jotoon a expliquer ca masjidil aqsa ak question bi nitu yàlla bi laajte woon ca xadaratul ilahiya bële li taxoon mënunu changer julli juma bi nitu yàlla yi di defe ca masjidil aqsa te nu indi woon réalité mystique yi làqu woon ca gannaaw waaye buñ ci dellu seewaat tey dañuy jàngat ci waxtaan bi passé ni masjidil aqsa dafa am solo ci représentation mystique bi nga xam ni am na ko ci liy xew yépp ci axiru zaman te muy diggante ñaari personnage yi nga xam ni ñoo seq mission axiru zaman mu di imam Mahdi ak yenent yàlla Isa alayhi salaam waaye mu mel ni it sunu defee taxaw seetlu ca masjidil aqsa li mu renfermé yépp ci ay secret tekkiwul rekk daje bi nga xam ni yenent yàlla Isa alayhi salaam bu wàccee ba noppi dana ka daje ak imaam al mahdi ca biir masjidil aqsa bu ñu ko defee jàng daañu gis ni secret yi masjidil aqsa renfermé yépp tekkiwul daje boobu rekk ndax waxoon nañ leen ko ci waxtaan bi passé muy code yi nga xam ni ñaar la yàlla dogal ñu war seq jotaay ñoom ñaar déchiffrer ko te muy imam Mahdi ak yenent yàlla Isa alayhi salaam parce que ci code yooyu nga xam ni moom la ñu denc moom lañu suulu baatin ci biir masjidil aqsa
code yooyu lañuy defarewaat àdduna ñoom ñaar code yooyu lañuy déchiffrer ñoom pour mën ci defaraat li des ci àdduna ci axiru zaman te yàlla ni mu protéger denc boobu nga xam ni ay code la te code yi benn bu ca nekk di turam moom borom bi ëmbe ko malaanu perkaalu lumière te malaanu perkaalu lumière boobu wax naa leen mooy bi Mawlaaye Cheikh Ahmed Tijani Cherif njëkkoon lalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bam kay ganesi ca waxtu njolloor ba te fekk que muy zikr salatul fatiha kalam ba mu tekki woon ca boppam bu tedd ba lalal ka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi koy dalal kaala boog lumière u xaqiqa yi mu ëmb moo tax yàlla utiliser waat ko pour denc ci code yi nga xam ni bu yenent yàlla Isa alayhi salaam wàccee moom lay seq ak imam al mahdi ñu di ko décortiquer ñoom ñaar ndax imam al mahdi taalibe Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani la kon denc bi ba léegi du génn ndenc xatmiyatul maktum bi waaye gis nga ëmbu lumière boobu yàlla def na ci organisation ci masjidil aqsa moom mooy benn jàkk ci kaw suuf te mooy 3e lieu saint de l'islam ci côté officiel waaye mooy benn jàkk ci kaw suuf boo xam ni waxtu boo fa demee yàlla may la gis-gisu baatin da nga yëg ni 124 000 roxu yonent yi yàlla bindoon 313 ya mu jote wàcce ci àdduna yépp amul benn zaman bu dul ni 313 roxu yonent yooyu ña nga daje di def lu mel ni tawaaf di wër masjidil aqsa waxtu boo fa demee nag muy waxtu suba muy waxtu guddi ci monde shahada muy waxtu ngoon waxtu boo fa demee di nga fekk 313 ruux yi nga xam ni ay ruuxu yonent lañ te yàlla wàcce woon leen ci àdduna 313 yooyu da nga gis ni ña nga àndandoo di wër masjidil aqsa kon gis nga lieu boobu ni mu amee solo ci côté spirituel waaye gis nga 313 ruux yooyu yépp di wër masjidil aqsa xaqiqa boobu li ko jur ba tax monde xay ba indi organisation boobu mooy ëmb bi nga xam ni moom la yenent yàlla Isa alayhi salaam di déchiffrer pour organiser axiru zaman bu wàccee ëmb boobu nu suul ci diggu mosquée ba moo tax yàlla def ci organisation mystique 313 roxu yonent yamu bind te wàcce leen ñeneen ña des ca asamaan 313 ya ca jota dox mission seen rox bis boo demee ca masjidil aqsa da ngay gis ni ña ngi koy wër comme ni ñuy wëree kaaba ga ca màkk kon nga gis lieu boobu nu mu amee solo ci côté mystique ak ci côté spirituel waaye gis nga organisation boobu yépp am fa yàlla pourtant secret bi imam al mahdi ak yenent yàlla Isa di déchiffrer pour di ko organiser axiru zaman pourtant benn ci ëmb bi la yàlla suul denc lu ko ci biir masjidil aqsa mais ëmb yi nekkul foofu rek am na yeneen ëmb yoo xam ni denc na ko ci yeneen lieu am na yeneen ëmb yu mu denc ci yeneen lieu am na bu nu denc ca masjidil haram am na bu ñu denc ca masjidil nabawiya am na bu ñu denc ca zawiya Fès ca biir poto ba
waaye am na it yu nu denc ca fa imaamal mahdi dëkk. waaye gis nga li tax ëmb bële 313 ruuxu yonent yi yàlla jot a yónni di ko wër ca biir masjidil aqsa te 313 ruux yi wëruñu yeneen ëmb yële mooy yeneen ëmb yële imaamal mahdi benn bu ca nekk dana ko décortiquer déchiffrer ko utiliser ko avant yenent yàlla Insa di wàcc. muy ba ñu denc fa mu dëkk, muy bi ñu denc ca poto ba ca zawiya Fès, muy bi ñu denc ca masjidil haram nga xam ni ajam bu spectaculaire ba mu fa war def ca lay déchiffrer ëmb boobu ca kanamu ñay fekkee xaj boobu. moo tax réalité mystique bu nekk di feeñ ca xajam bu spectaculaire boobu nga xam ni mi ngi ci kanam di ñëw. waaye it beneen ëmb bi nga xam ni ñu ngi koy denc ca masjidi nabawiya bu ko décortiquer ci la ko ñëpp di nangul. bu ko décortiquer rek ca la ko ñëpp di nangul. moo tax ñu ni bu jógee Médine ba ñëw Màkk waa Médine daañu ko nangul waa Màkk daañu ko nangul muy ca ajam bu spectaculaire boobu. waaye ëmb bële nga xam ni moom la ñu bàyyi ci biir masjidil aqsa duñu ko tijji fekk yenent yàlla Insa alayhi salaam wàccul. te gis nga it li nekk ci ëmb bi ci ay secret borom bi ñoom dinañ ci utiliser lañ ca soxla organiser axiru zaman ba àdduna nañ ko bëggee mu mel ko te duñu jeexal la ca ëmb ba. xam nga yenent yàlla Insa alayhi salaam bu wàccee ca wàccam bi yonent bi jàngale imaamal mahdi juróom-ñaari at lay dundaat. juróom-ñaari at la fiy nekk ak yenent yàlla Insa. bu imaamal mahdi làqoo yenent yàlla Insa ñaari at la fiy defaat. kon yenent yàlla Insa 9 ans la fiy passé. 9 ans yooyu boo demee ci monde xayb xam nga ñaata lañ ko jàppee ñoom 40 jours. soo demee ci monde xayb nga laaj leen yenent yàlla Insa alayhi salaam bu wàccee ci monde shahada ñaata at la fay def dañ lay wax ni 40 jours la fay def. waaye 40 jours yooyu monde xayb bind foofu mooy représenter 9 ans yi yenent yàlla Insa war a def fii. xam naa moo tax am na ñoo xam ni jotuñu dégg galañ boobu ndax dañ daan dégg nitu yàlla yi di ko nettali rek. muy nitu yàlla yi wax ni yenent yàlla Insa bu ñëwee ci monde shahada 40 jours la fiy def. xam naa ñu bare 40 jours yi jaaxal leen ba am ñu juum defe ni dañ ni 40 ans la alors que waxuñu 40 ans 40 jours la ci monde xayb mais 40 jours yooyu ci monde xayb mooy 9 ans ci monde shahada. soo bëggee comprendre loolu na mu mën a nekkee dama lay yabal ci benn waxtaan bi ma defoon te tuddee ko notion de temps. gis nga boo demee ci notion de temps di nga comprendre ni xayb li ñuy jàppee fan bokkuluk shahada seen fan. xayb li ñuy jàppee at bokkuluk shahada seen at. waaye xayb li ñuy jàppee weer bokkuluk shahada seen weer. moo tax boo demee ci monde xayb nga lire tableau bi nga xam ni fa la ñu bind mission yenent yàlla Insa bu wàccee da ngay gis ni dañuy bind ni mi ngi war a am 40 jours ci monde shahada. te pourtant boo ñëwee ci monde shahada yàlla dogal nga fekke wàccam daa fi dund ak moom 9 ans. kon nga xam ni yàlla di organiser bokkul. waaye it nga xam ni du xayb ni ñuy jàppee seen organisation rek moom la ñuy tënk ci organisation shahada. looloo tax nag yenent yàlla Insa alayhi salaam place bi ëpp bu muy faral di nekk mooy masjidil aqsa. te pourtant dañu koy gis Makka fréquemment. pourtant dañu koy gis Médine fréquemment. pourtant dañu koy gis ci réewu imaamal mahdi fréquemment. mais lenn lu ca nekk dana dox mission mais boo doon natt partie bi mu ëpp temps bu mu fa passé dañuy wax ni masjidil aqsa la. moo tax moom it bu demee ba yàlla dogal imaamal mahdi jóge fi
xam nga ñu bari dañu jàpp ni imam al mahdi bu làqoo rek ni ñu ko foogee yonent yàlla Isa alayhi salaam day ñëw rek jullee ko. déedéet yonent yàlla Isa alayhi salaam day ñëw waaye gis nga ci wàcc ba dafa am lu xewoon. xam nga bi yonent yàlla Isa alayhi salaam di wàcc te léeg-léeg nga dégg sax ku wax heure bi jamono yo maa ngi dégg kuy wax beneen heure lay wàcc waaw di ci joxe waxtu te xamuñu ni waxtu fajar lay wàcc. waaw wàccul waxtu timis waxtu fajar lay wàcc. bu ñëwee waxtu fajar moom yonent yàlla Isa jàngaloon nañ leen ni muy accès juste fekk imam al mahdi di waaj a taxawal julli. bi mu ñëwee imam al mahdi seen ko mu dugg si yàlla dafay dogal gis nga imam al mahdi nit kuy mën a joxe cër lay doon. moo tax ku koy woote bu fekkente ni gis nga du joxe cër rek xamal ni am na jukko bu nekkul ci moom te war a nekk ci missionnaire u axiru zaman. kuy mën a joxe cër lay doon. moo tax cër boobu muy mën di joxe te mu jukkowoo ko bu gisee yonent yàlla Isa alayhi salaam di dugg si it cër bu ni mel la koy jox. gis ko ni comme yonent la te wàcc na te moom lay jàppale si mu arrière ni day jiital yonent yàlla Isa alayhi salaam. su defee noonu yonent yàlla Isa alayhi salaam bañ daal di reculer ni ko ndax jamono ji ñu toll yow yaay amirul muminina kon yaa représenté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Muhammad ci kaw suuf te ñun bu ñu fi fekkoon Muhammad ca gannaawam la ñuy topp parce que bu ñu ñëwee it ci mission islam la ñu bokk. daal di koy jiital daal di koy liqaamal. bis boobu dina fekk imam al mahdi fajar soosu ma ngay sol lii nun nuy tuddee xaftaan yi mel ni semisu alhaaji ñun moom lañ ko miine bu weex. dina fekk mu tegoo kaala gu verte ga. yenent yàlla Isa alayhi salaam liqaamal ko mu jiite. bu jiitee ba noppi yenent yàlla Isa alayhi salaam pour wane grade bi imam al mahdi am da ngay gis ni buy nuyanteeg moom dafay fóonaale kaala gu verte ga. ñu soogay nag waxtaane la ñuy waxtaane. waaw mu tombeek jouru aljuma ci fajar. waaw waaye nga gis organisation boobu fekk na am na réalité bu ko jiitu woon ci xayb ci axiru zaman. gis nga ci monde xayb imam al mahdi laata muy am ñeen fukki at laata muy am 40 ans pour commencer mission yenent yàlla Isa alayhi salaam dina demander ci ni axiru zaman di mel ak ni jamono di yàqu. yenent yàlla Isa dina demander ñett yoon pour mu wàcc ngir jàppale imam al mahdi ci mission bi ndax àdduna jaxasoo na. gis nga dana ko njëkk demander ci bu njëkk ba boobu dana fekk imam al mahdi amagul 40 ans. bu tolloo ci 38 ans yenent yàlla Isa dina demander benn fajar ni bëgg na wàcc wax ko waa monde xayb pour jàppale imam al mahdi ndax àdduna bi mi ngi lëndëm te moom moo war a doxal mission bi. malaayika yi nga xam ni ñooy entourage am ni ko sa waxtu wàcc jotagul. daañu demaat ba beneen zaman boo xam ne xayb dañ ko codé imam al mahdi dana yenent yàlla Isa dana demandé waat te boobu fekk na imam al mahdi ci biir mission mu demandé waat ni dafa bëgg wàcc pour jàppale imam al mahdi ndax àdduna bi jaxasoo na te mooy missionnaire bi. malaayika yi nga xam ni ñoo yore entourage am ni ko sa wàcc jotagul. su ko demandé nag 3e fois bi ci la ko malaayika yi di wax ni wàcc bi jot na. borom bi soogay joxe ndigal bi yenent yàlla Isa soogay wàcc ca Damas Syrie ca minaret blanc ba ndeysaan soo koy rencontré. moo tax bu ñu demee ba imam al mahdi jóge fi làqu yenent yàlla Isa bu ñëwee taxaw ci cérémonie funéraire bi ci dëj ba su ñëwee taxaw ñëpp a ngi doon xaar ni yenent yàlla Isa fi des. kon bu ñëwee forcément moom Isa alayhi salaam moo ko war a jullee. mais gis nga bu ñëwee cër bi nga xam ni moom la ko imam al mahdi joxoon ba muy soogay wàcc te muy wax ko mu jiite mu daal di rejeté daal di liqaamal imam al mahdi jiite. su ñëwee moom it bu xoolee ñu ni ko yaa fi sës dafay xool kenn ki nga xam ni ca jamono jooju mooy nekk wali bu yàlla
ëpp lu mu may ci karaama ak ci doole ci wàllu baatin